اللهم صل على محمد وآل محمد على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء وعلى أبيها وبعلها وبنيها المعصومين عدد ما أحاط به علمك mbokk yi ci ndigalu Mawlana Sayyid Cherif Mouhamad Ali Haydar ci kilifteef tey gu doomam ji toog Sayyid Cherif Al Hassan Haydar ñu ngi leen di jottali ab nuyoom di leen tatagal di leen teeru xam naa mi ngi fi ak ñun incha allah ci ku yéeg ba egsi ci niveau bi may waxee mi ngi dalal nee na gani maamam yépp ci jataay bii nga xam ni dañ ko sampal maamam Fatimata binti rasulillah di leen gërëm di wax ni nee na képp ku ñëw rek Zahra moo la indi nee na duñu wax ni képp ku ñëw te Zahra indi la déedéet ku fi ñëw rek Zahra moo la indi kontaan na ci yow bu bëggee ci yow bu bëggee rek nga bëgg ku ko bëggal rek da nga bëgg incha allah ndax ku ko bëggal bëggal nga yàlla te yàlla ku ko bëggal mu fay la ku ko jox benn mu jox la fukk mbégte ku ko jox yàlla su yàlla doon am xol dañ naan dugal nga mbégte ci xolam ginnaaw moom amul xol dafay toog ñoo xam ni bu mbégte juddoo ci xol ñooñu lay dugg su ko defee mu manifesté wu ci seen yaram moo tax mu jox ñu Zahra alayha salaam jox ñu baayam rasulillah ñooñu ñoo koy bégal xam nga bég ak mer day entraîner changement d'état psychologique changement d'état d'âme yàlla nag du changer moo tax pour mu mën a mer wala mu mën a bég dafay bind ñu mel ni Zahra ku mel ni Zahra ndax ñu mel ni Zahra amatul ku mel ni Zahra ni la nag su fekkee bëgg nga sama ngërëm nga xam ne bu jibee nga xam ndax ngërëm ñi legsi na wala déet bégalal Zahra rek su béggee rek ma bég waaye soo moytuwul ba merloo ko ma mer man yàlla sa joie entraîne ma joie et sa colère entraîne ma colère si Fatima est en colère Allah nee na je suis en colère sachez que alors je suis en colère mer naa Mawlana Cherif Mouhamad Ali Haydar ni kon mi ngi leen di dalal yéen ñëpp kon ci turu maamam Sayyidatuna Zahra alayha salaam moom nag moo ñu fi dajale ñuy feete di célébrer di wane suñu mbégte ci juddoom lu tax moom mooy kan mooy Zahra xam naa laaj bi yomb na qui est Zahra c'est une question facile à formuler à poser laaj bi yomb na waaye tontu li moo jafe lool ndax jafe gi personnalité Zahra jafe pour ñu mën ko peek ñu mën ko wër ndomba car c'est difficile il est très difficile de cerner et de bien cerner la personnalité de Zahra alayha salam.
moom day baayam mooy xayru xalqillaay ki gën ci bindee fi yàlla yi li yàlla bind lépp bàyyi Zahra Muhammad moo ci gën. Son père est la meilleure des créatures, de toutes les créatures, y compris Arash, Kurti, Jibril, Mikaël. Lu yàlla bind bàyyi Zahra Fatimatu Zahra Fat Bintu moo ca gën ba Jibril ak malaaka yeeg yépp Arash ak Kursi lépp lu yàlla bind papay Zahra moo ci gën bàyyi Zahra moo ci gën. yàlla bindul dara nee na lu féete kaw Muhammad amul. kon bu ñu la nee Zahra mooy kan nga ni ah xanaa mooy doomu li gën ci li yàlla bind lépp mooy Zahra kooku koy doy na ab juddu. Y a pas de lignée meilleure que celle de Zahra, y en a pas. Le meilleur de tout ce que Allah a créé c'est Muhammad. ah Zahra moomu mu juddu yàlla yonent bi xool ko ni ummu abiha yaayi baayam soo ko déggee di nga ñun ñëpp ku nekk am nga sa doom tudde ko sa yaay di ko woowee yaayu baayam waane bokkatul boo ko déggee noonu dafay simple yaayu baayam ku nekk am nga ndey diw tudde ko sa yaay sa baay bokkul ndax ki wax fii yonent bi yàlla moo ni xoolal Zahra mi ngi juddu bi islam commencé bi yàlla waxee yonent bi iqra ba mu am juróomi at ci la Zahra juddu kon bi Zahra di juddu fekk na yàlla wax ci yonent bi nii kii lu mu wax man yàlla maa ko wax man lay waxal su waxee rek man maa wax du waxee ay sentiment c'est pas donc wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuxa man lu mu wax man moom yonent bi man yàlla maa ko wax wàccoon na bu yàgg avant Zahra di judd kon avant yonent bi naan Zahra mooy ndey baayam fekk na yàlla wax yonent bi ni daal koy jox chèque à blanc boobu garanti ko de façon absolue sans réserve maanaam yàlla garanti ko ci lépp ne lu mu wax man yàlla maa ko wax lu mu def man yàlla maa ko def nu mu mel moom yonent bi man yàlla noonu laa mel c'est de façon absolue. Allahumma salli ala su dikkee ci ki ñu fi dajale tey di mawlaat naa kilifa ñépp Zahra Fatima Fatou Bintou Batool ñu naan ko Batoor ñu dellu siwaat pour étudier maanaam ñu jàngat wax jooju Fatima ummu abiha mooy yaayi baayam la mère de son père avec toute la tendresse l'affection sécurité que la mère offre à son enfant tout lépp a ngi ci biir mu ñëw ni ummu abiha ndeyi baayam ñu daal di jël Fatima xool ko dundam ak papaam bi Fatima juddoo xàmmee ba bi papaam di ko wan ginnaaw nan la dundee loolu moom Fatima digganteem ak baayam rasulillah muy joué taxaw tout le temps taxawaayu ndey ci papa ji ci papaam à l'âge de 5 ans à partir de l'âge de 5 ans juróomi at ñu wax ne am na ñu wax sax ba mu amee ñaari at xàmmee la commencé loola bu ñu duggee ci xam-xam yeeg karaama yi ko yàlla defal sax moom ñoom ñooñu mooy yonent bi Fatima Ali ba ci imaamul Mahdi ñoom dañuy bu ñu juddoo dañuy màgg ni ñuy màgge li xale di màgg ci weer ñoom ñu ngi koy màgg ci benn bis li xale di màgg ci li nit ordinaire ñi comme ñun ñi di màgg ci at ñoom ñu ngi koy màgg ci weer am ñu wax ni ci semaine kon dañuy teel a mature dañuy judd rek mature nag
dañuy judd rek mature misaal mi tam yàlla jox nañ ko ci alquran ndax Isa dafa judd rek mature dans le berceau la défendre yaayam setal ko wax ak nit ñi loo xam ne xamuñu ko woon mu jàngal leen loolu misaal la buy wanee dëggal itam li ñu wax fii Zahra nekk ndey ci baayam taxaw fa taxawaayu ndey yonent bi waxul taxawaayu jabar de taxawaayu soxna taxawaayu ndey la wax mooy ndeyi baayam Sayyidatuna Zahra boo ko toppee foofu ba bi baayam di génn àddina taxawaay boobu la am misaal yi ñu ciy joxe xam ngeen ni li yonent bi nekk Màkka lépp surtout bi Xadija génnee àddina saa bu yonent bi génnee buy dugg si kër gi mi ngi fekk Fatima ngi taxaw ci bunt bi di ko gàttandu bu yegsee li mu yore ci ay bagage mu jëlal ko nagu ko li mu yore ci coono mu commencé di ko wàcceel bu fekkee ne am na ay blessure Fatima moo doon infirmière bi nga xam ne moo doon taxawu baayam saa bu amee dara lu ko metti wala ñu gaañ ko bi ñu bu ngeen dikkee ba yonent bi toog Medina lépp yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci Fatima la nekkoon léppam ñu ngi lay wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa bu daan dem di tukki mbaa muy génn di jiite xare Fatima lay mujjee waxal ñi muy waxal ñépp di leen tàggu Fatima moo ci mujj la dernière personne à qui Rasulullah s'adresse avant de quitter Madine, c'est Fatima Zahra salamullahi alayha sa mère bu génnee bu ñibbisee buy dugg ci Medina ki muy jëkk a gis jëkk a wax ak moom Fatima lay doon en allant au voyage la dernière personne avec qui Rasulullah a des entretiens c'est Fatima Zahra salamullahi alayha. La première personne avec qui il parle à son retour c'est Zahra Ummu Abiha. Fatima moo doon léppi baayam yonent bi bu musaana dem ci xare bu dellusee bu amee blessure waxuma jëkkëram de imaamu Ali sax waaye bu dikkee ci Fatima lay dal Fatima mooy nekk infirmière moom moo koy toppatool ci lépp moo ko koy defal nga koy topp di ko topp mu koy firndeel ci taxawaayam yépp ci jataay yépp ci comportement am yépp te bokk na ci firnde bi ci gën a mag mooy xadisul kisaa xew-xew la bu mag boo xam dafa xew ci yonent bi bu ko dara musaana metti ci kenn rek la koy jàmbat mooy Fatima benn misaal a ngi ci di mooy li ñu tudde xadisul kisaa mooy jataay boo xam ne yonent bi am na ko mu nekk jataay boo xam ne dafa romb waa àddina dafa leen a dépassé parce que am ndaje la woo xam ne ci malakut la doon am ndaje la moo xam ne ndaje mi lépp spiritualité la nuuraani yàlla leeru yàlla la dépassé wada waa àddina mi ngi amee woon ci biir kër Zahra ak dawru Fatima moo nekkoon laaibatu dawru raisi le rôle principal central ci ndaje moomu Fatima moo ko doon taxaw moo ko joué nu mu demee taxu ñëw jóg dañ ciy jaar rek jàll yonent bi dafa ñëw dugg ci kër gi daal ni ko asalaamu aleyki yaa Fatima asalaamu aleyki yaa binta rasulillah nuyu ko yow Fatima maa ngi lay nuyu yow doomu rasulillah bi maa ngi lay nuyu man de dama am fièvre dama yëg ci sama yaram ak sama yaram dafa sutaate dama yëg tawat ci sama yaram noonu la ko olof di waxee waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajjal farajahum inni ash'uru fi jismi aw fi nafsi da'fan dama yëg tawat ci sama yaram première réaction Fatima mooy mu daal di moccal papa ji moccal ko yaram bi mocc gi ni mu ko war mocc mooy def ni ko li mu ko tontu mooy u'iiduka billahi min ad-da'fi
ya abataahu ya rasulallah u'iiduka billahi min ad-da'fi aw min al-humma selon certaines riwayat ya abataahu ya rasulallah mocc gi boo koy tekki mocc nag kenn mënu koo tekki ndax daa am charge spirituelle bu muy génn doxe boo ko jéemee tekki rek da ngay daanu mocc kenn mënu koo tekki ndax bu jibee surtout jib ci gémmiñu ko mel ni Zahra dafay indi benn charge spirituelle suffisante pour la muy mocc mu jële ko ca moom mu ni ko u'iiduka billahi min ad-da'fi ya abataa maa ngi lay ñaanalal yàlla gàllankoor googu nekk ci yaram sa yaram nëj na la ba yonent bi ni ko Fatima demal indil ma jox ma sama kisaa ul yamani sama manta boobu nga xam ni manta bi mu daan sañsee la ñu koy tuddee kisaa yamani parce que waa yamani ñoo ko doon ràbb indil ma ko Fatima dem ci armoire am génne ko loo ciy jàng kon garde robe yonent bi mi ngi woon ci néegu Zahra lépp yonent bi mi ngi woon ak Zahra mi ngi woon ak yaayam jooju ummu abiha ndeyam léegi bu yonent bi ne Fatima ummu abiha lan nga ciy dégg lan lay jàngale foofu kon Fatima c'est la mère hiya ummul wujud loolu lay tekki c'est la mère de l'existence wala nga ni c'est la mère de l'univers lépp lu am mi ngi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi dikkaat ni Fatima mooy sama ndey kon ñun ñépp ci Fatima la jóge Fatima mooy ndey lépp bu Fatima nangoo lépp des fi bu Fatima nanguwul lépp déréglé lépp boo demee ci charge spirituelle bi nga xam ni moom la wax jooju di jóge indi da nga cay gis loola ndax yonent bi boo ñu ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen firnde que yàlla kat bi mu bindee Fatima ci Fatima ginnaaw bi ma bindee man rasulillah ci sama leer mu fott ca bind ca aliin suñu ñaari leer mu jël ci bind ci Fatima la bind lépp luy bindeef nag ginnaaw bi moo tax Fatima nee na mu jox ko benn ci turam boobu nga xam ne moo tekki faatiru samawaati moom la dëppool ki nga xam ni moom moo bind asamaan ak suuf te fentu ko fenn yonent bi nit ñi bi yàlla bindee asamaan ak suuf ba nuppi lëndëm moo fa nekk bi mu bindee wujud l'univers lëndëm këriis goo xam ni doomu aadama mënu ko décrire fii ci àddina lëndëm googu amul fii ñi yàlla baaxewul rek ñoom ñoo koy am bu àllaaxira yàlla nañu mucc yàlla nañu ump ñun lëndëm googu amul fii ñun li ñu xam ci lëndëm du googu lëndëm moo gën a tar moo gën a raglu maintenant ci tasbiixu Zahra bi Zahra ne subhanallah bi ko yàlla bindee ci la ak leer jolli ko ci moom moo taal asamaan ak suuf ba tax ñu am lumière fii tey jii kooku mooy Zahra xale yi ñu koy wax léegi ci way bi bi ñu doon tagg Zahra fii léegi am na ci partie bi nga xam moom mooy refrain bi di ngeen dégg ñu naan bintul xuluudi bihal ajyaalu xaashiatun bintul xuluud c'est la mère de l'éternité elle est née de l'éternité c'est elle qui a pondu l'éternité mi ngi juddoo ci loo xam ne du deñ al xuluud abadan te it moom moo jur li nga xam ne mooy xuluud mooy abadan bihal ajyaalu xaashiatun toutes les générations sont soumises à l'autorité de Zahra alayha salaam amul luy dund ci àddina par étape ñi woon démb ñi woon tey ak ñi ñëw ëllëg par génération chaque génération est soumise à l'autorité de Zahra salaamullahi alayha sinon du exister amul ku fi nekk koo xam ni du yaa ngi wommatu ci kilifteefug Zahra pour nga mën a dund nga yëg ko wala nga ñàkk ko yëg nga nangu ko wala nga ñàkk ko nangu mu ni ummu zaman ilayha tantamil usur ummu zaman la mère du temps ummu zamani ilayha tantamil usur c'est la mère du temps temps yi ñëw yépp les époques qui vont se succéder
maanaam jamono yi toppante yépp kenn ku nekk yaa ngay delluwaat ci sa ndey Zahra loolu waykat boobu di nag ñoo xam ni ay nit yàlla la ñu woon daf ñuy indiwaat wan ñu di ñu firilaat li yonent bi waxoon ci doom ji ni ummu abiha yonent bi mu ne Fatima jox ma manto bi mu jox ko manto bi mu indil ko mun ko sàng ma Fatima sàng papaam ni suuti Assane dugg si nuyu ko damay dem rapidement duma ci jaaraat parce que xadisu kisa xaj na dinañ amaat occasion ñu ñëwaat ci de façon beaucoup plus détaillée et élargie mun ko yaay maa ngi sentir sama parfum maam rasulillah mun ko waaw mi ngi noonu ci suufu manto bi Xasan daw ñëw nuyu maam ji tàggu ko ni ko maam ma dugg mun ko duggal ni tuuti gis nga du hasard nee naa la ndaje la moo xam ne dafa dépasse doomu aadama yi réalité yi ndaje mi dëgg gisuñu ko lu dul ku ñu baaxee ñoom expliqué waat la ko comme ni mu dikkee ci xadisul kisa ni tuuti Xuseyn dugg si nuyu ko yaay mun ko naam mun ko damay sentir sama parfum maam de mun ko waa mi ngi noonu mook sama Xasan ci biir mbàjj mi ci biir manto bi kooku ñëw nuyu maamam tàggu ko dugg ci biir ni suut imam Ali dugg si daal ni ko salaamu aleyki yaa binti rasulillah maa ngi lay nuyu di la sargal di la teg sa wàccuwaay yow doomu rasulillah bi waaw man de maa ngi yëg sama parfum mag ju baax ji fii ci kër gi mun ko mi ngi noonu ci biir manto bi mook sa ñaari doomi Hasan ak Useyn imaamu Ali ñëw nuyu yonent bi tàggoo nangu dugg ci mbalaan mi Fatima fekk te jamono boobu mi ngi doon téer taxawaayu boroom këram en vraie femme avec toute sa splendeur et son élégance de femme xam nga ni yonent Fatima moom moo ko yonent bi li nga leen di xàmmee mooy kii góor la kii jigéen la kese Fatimatu bintu rasulillah bu taxawee mbaa mu wax ci ginnaaw miir bi su fekkee ne am nga ràññee pour xàmmee tuuti sew-sew bi nekk ci baatu jigéen ngay doog a xam ne Zahra mooy wax jigéen la waaye baatam ak baatu rasulaay kenn mënu koo ràññee bu la wannee ginnaaw nekk ci biir jalbaabam di dox di waaxu nga gisoon yonent bi sànq mu jaar fa da nga naan yonent bi moo dellusiwaat jaarat fi di dox bu taxawee itam yonent bi ngay gis seen taille exactement même taille la wutewuñu Fatima arrêté li mu doon def di taxaw ci wetu bàpp ji nuyu ko nuyuñ ci mbàjj mi répp tàgg ko ni ko ndax ma dugg ci mbàjj mun ko duggal bi mu duggee rek la asamaan sone ca kaw malaaka yépp daje yonent bi ni yàlla ni malaaka yi kaay leen ma wax leen am ndaje ngi moo xam ni amul benn ndaje bu musa am ba ma bindee ak léegi bu gën ndaje mi beneen dootul am ginnaaw bi itam malaaka yi ni ko yàlla lu xew mun ko ay sama ñi nga xam ne ñoom laa gën a bëgg te képp ku bëgg ma bëgg la da ngay fexe bëgg ñooña ànd ak ñoom ñoo nekk ci benn place sàngam Jibril ni ko yàlla ndax danga ma may ma dem fekke ji ko ma dem bokk ca mun ko demal Jibril bi mu yegg non malaaka yi laaj seen boroom yow boroom bu mag bi ndaje mi ñi ci nekk ñan la yàlla di ko wax ña fa nekk ñan la xoolal fi mu départ man hum ahlul kisaa i manto boobee ña ca nekk yow suñu boroom ñan la wax ñu ko malaaka yépp daje ndaje mu gën a mag yonent bi nee na ndaje moom moo gën a mag moo gën a yaatu moo gën a solennel ndaje mi yàlla daje woon ak malaaka yi keroog ba mu bind aadama te ni leen inni jaa'ilun fil ardi xalifatan bii ya gën a mag ba tax may doomu aadama yi les humains ont du mal et auront du mal à percevoir les secrets de cette assemblée, de ce rassemblement. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Labbayka ya Zahra. Labbayki ya Zahra. Labbayki ya Zahra. Salawatullahi wa salaamu alayha. Yàlla ni malaaka yi xam ngeen ñu fa nekk. ñu ne ko mu leen Fatimatu moom la jëkk a tudd Fatima la jëkk a tudd
Fatimatu ña fa nekk sama jaam yi gën ci sama jaam yi dajaloo fee ndaje mi gën ci ndaje yi may bëgg Fatima la wa abuha ak baayam kon mooy rasulullah wa baaluha ak jëkkëram wa banuha ak ay doomam mag ñi ne la secret ñaan yëpp mi ngi foofu secret ñaan yëpp jarutu dem ba Inde jarul dem Guinée Bissau jarul dem fenn secret yëpp a ngi foofu ku ko xam ku xam Zahra ba pare nangu ko allahumma inni as'aluka bi haqqi fatimata wa bi haqqi abiha wa baaliha wa baniha al ma'sumin maa ngi lay ñaan nangam day faju insha allah moo tax yonent bi nii bépp jullit bu wax ni allahumma salli ala fatima wa abiha wa baaliha wa baniha adada ma ahaata bihi ilmuka mucc nga boo ko waxee mucc lu tax Fatima imaamu Ali dafa dugg ci kër gi benn bés bi ngi ànd ak Salman al Farisi topp ci ginnaaw am na ñu ne Ammar bokkoon na ca ak Jaabir ibn Abdullah al Ansari kooku moom daanaka moom kër Zahra la dëkkoon bëggoon ko lool bi ñu duggee ba ci jub kër gi dugg si nuyoo Fatima gestu ni ko yaa Abal Hasan ñëwal jegesil ma wax la jegesil boo dikkee tey dinaa la wax li xew démb lépp li xew tey ak li xew ba keroog àddinay tukki kaay ma wax la lépp imaamu Ali daal di delluwaat ginnaaw daw ci yonent bi mu egsee jub yonent bi nee na yonent bi ne ko jegesil yaa Abal Hasan ma wax la Fatima nee na boo ko jegee mu wax la li xew démb wax la lii am tey ak lii xew ba keroog ñu dugg aljana la fay xew lépp nee na boo taxee mu wax la ko mun imaamu Ali ni ko kon noonu la mun ko xanaa xamoo ni Fatima ak man benn leer la te leeruk Fatima ci la yàlla def sama secret yëpp ca moom la nekk wa sirrul mustawda'i fiha jërëjëf Chérif doomu Zahra wa sirrul mustawda'i fiha déggoo yàlla yonent bi ni ak secret bi nga xam ni moom la yàlla dëxëñ ci Fatima te kenn xamu ko ndax wax ko kenn ku dul ñoom mun ko loolu mu wax demal imaamu Ali dellu siwaat Fatima ni ko dangaa demal ci sama papa wax nga ko lii wax nga ko lii wax nga ko laa waaye maa ngi lay waatal ci yàlla ni boo toogee dinaa la wax li xew démb dinaa la wax li xew bi yàlla daan laata bind suñu maam Aadama dinaa la wax li xew bi yàlla laata bind suñuy leer dinaa la wax li xew bi yàlla laata wax kun dinaa la wax ba keroog bu ñu dugg aljana la fi xew lépp danaa la ko wax kooku nit ku ordinaire la woon Fatima di défendre papaam di ko défendre ci lépp ba bi baay bi génnee àddina bàyyi fi wilaaya mooy l'autorité gaa ñi këf ko teg ko fële indi seen bos teg Fatima di défendre baayam défendre ba baayam jóge fi mu nekk yaayam gisatul baay bi mu nekk yaayu mission wu baayam taxaw dër ni olof di wax dër taxaw dër mooy elle s'est mise sur ses 2 pieds de façon solide jàmmarloo gaañi pour défendre risaala gi wante fadak daf doon symboliser encore li fi yonent bi bàyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Fatima def na lépp ba défendre keroog bi ñuy dajji buntam mu xam ni jëkkër ji la ñuy jël si te dañ ko bëgg a jàpp prisonnier Fatima moo volontaire dajeek ñoom ci bunt bi bala ko ca dal ko xam nga ca lañ ko jàppee tànc ko ci bint bi mu nekkoon en état de grossesse avancé ci Mohsen ci lañ ko tànce ba faar gi damm ñu dóor ko fa ba mu sonn lool forcé taal kër gi dikk daal di monote imaamu Ali malgré blessure yooyu waaye topp na ci ñoom topp ci ñoom xeex ak toutes ses forces xeex ak ñoom mbëkkante ba mënul dara ci ñoom nag benn issue moo ko desee mooy mu dem nag kalaame leen ak baayam coono bi mu sonn yépp ca la mujj wëlbatikoo nag di dem nag ci bàmmeelu baay bi pour boole ji nag mais comme imaamu Ali moom tam moo yoroon mbir mi tam moo war a garder mu yabal Salman ni ko dawal gaaw nga wax ko tiinu ko rek ne ko na muñ
nekk na muñ ndax ñeneen ñi ñëw ëllëg nekk na muñ bu eggee dawal Salman bu eggee bu waxee ak baayam àddina tukki tey fépp lépp fi lay yem tey Salman daw ba dax taxaw ci kanam daal di sukk ci kanamam te ñoom dañoo baax dañoo respecté ñëpp daal koy ñaan tinu ko Salman nee na bi may egsi Fatima nekk à peu près à 0 mètre ci fi papaam tëdd mi ngi gis miir baa ngi jóg taxaw pour bu Fatima dikkee bañ a taxaw ma bu dikkee rek mën a dugg fala taxaw bu ñaan ko mu dellu si kër gi naaw Fatima bàyyiwul bàyyi na loolu waaye bàyyiwul mu dem ceeg ñoom ba bis bi nga xam ne ci la jóge nag organiser sa fameuse marche de protestation dajale jigéen ñi Madina yi ko déggaloon yépp surtout les hachimites les nobles les chérifs shurafa yépp ànd ak ñoom ci la Fatima ñëw xutba bi ñi jaar université def littérature ñu bari am nañ chance ñu jàngal leen xutba bi discours Fatima boobu mémorandum la mémorandum ñi jaar université def littérature ñu bari ci ñoom am nañ chance su jàng xutba boobu sur le plan linguistique Fatima jàngal na ñépp lan mooy langue min haysul ada min haysul rawa min haysul ibda wal ibtikar là je m'adresse au littéraire Fatima discours boobu mémorandum boobu mu taxaw jàngale na ci ay poñ yu bare ñett laa ciy wax bu njëkk bi mu dikkee fekk Abubakar taxaw mu ànd ak mbooloo yi def na benn marche dox distance bu gudd ànd ak jigéen ñi ñu scandé mooy lan jóg leen taxaw yéen jullit yi li fi sama baay bàyyi woon yàq nañ ko te moom ñu ngi koy jooy ay yorangooñ yi feragul yàggagul ñetti fan la une semaine la 15 jours la 21 jours la yàggagul ñu fitneel loolu yépp ndeysaan pourtant mi ngi ak métit mi ngi ak blessure bi mi ngi ak métit bi ci xol bi mi ngi jooy baay bi te rangoñ yi feragul mi ngi ak métit bi parce que soppi nañu tout de suite li baayam bàyyi woon ba pare isolé leen yooyu yëpp mu jàpp ko bi mu dikkee mu wax ak ñoom fàttali na leen nan la ñuy sante yàlla nan la ñuy joxe yàlla njukkal nan la ñuy toppee yàlla nan la ñuy gëmee yàlla fàttali na leen kan mooy yàlla kan mooy yonent bi mu ci egsee daf leen wa ashhadu anna abi muhammad rasulullah xam nga ko kenn waxu ko kenn xamu ko ku dul moom wax leen itam soppi gi ñu li yàlla farataal yépp lan moo tax mu farataal ko ak ban njariñ lañ ciy am buñ ko defee ci biir kàddu yi wax na leen li yàlla tere lépp lan moo tax mu tere ko ak yan conséquences néfastes maanaam ak yan musiba la ñuy indil su fekkee ña nga ca biir dellu siwaat wax ak ñoom ci kàddu yu fir xañ na bis dina ñëw ñu dellu siwaat ci ndax maal asaf waxtu wi mi ngi ñuy njett te bokk yi war nañu dugg ci waxtaan wi incha allah kàddu yooyu ba nëgëni si boroom xam-xam yépp laa la wax ci fànn yépp les littéraires les philosophes les jurisconsultes les théologiens ñépp ñu ngi inspiré wu ci kàddu yi Fatima yooyee lan la ñuy jàngal kon Fatima du nituk simple donc Fatima bu ko yonent bi xoolee nii kii dey mooy sama yaay mooy yaayi baayam am na lu ca ne ci ziyaare bi sànq mi ngi naan képp ku xam ni bégal na la yow Zahra bégal na yàlla bégal na sa baay képp ku la merloo na yàlla merloo na sa baay képp ku la tooñ def lu la naqadi def na yàlla lu ko naqadi def na sa baay lu ko naqadi képp ku la dog na yàlla digganteem ak yàlla dog na sa digganteem ak sa baay képp ku la jokk toppatoo say doom toppatoo ñi ngi fi bàyyi kooka ma ngay toppatoo yàlla ma ngay toppatoo sa baay te ñooñee ñépp nag ñooy ñi ànd ak yow ñun ñoo ngi ñaan yàlla nañu yàlla boole donc ci ñi bokk ànd ak Zahra moomee ñi nga xam dañ koy bëggal dañ koy jokk te duñ ko dog incha allah ñu daal di engagé wu nag de façon résolue pour far ak Zahra te bañ a far ak ñi nga xam ñoo ko tooñ jërëjëf yàlla na yàlla fay leen fay ñu bi xaqi Zahra wa bi xaqi abiha wa baaliha wa baniha almaasumin wa bi xaqi sirri almustawdai fiha wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اللهم صل على
محمد وآل محمد.